defe naa ne nit ki su fekkee da nga am loo xamante ni da nga koy oote da nga war a am ay argument yu baax yu leer bon dégg naa coow yi am fan yi yëpp yàgg nañ ko coow man nag masuma ci bëgg a waxtaan mais avec la sortie de cette femme là xaw ma sax nu mu tudd tam sant Thiam parce que boo ko tuddee sax da nga koy defal promotion génn di saaga di xas ay kilifa ñoo xamante ni dañoo liggéey ci développement l'islam foofu noonu ci Sénégal ku ci mel ni Cheikh Omar Foutiyou ak Thierno Souleymane Baal bi nga xam ne moom moo defoon révolution Torodo nga taxaw di leen saaga ay ndey am nga droit weddi nit ne kii gëw ma ko mais nit soo gëmut dara da ngay màndu nga noppi ne man kat gëw ma ñii wala gëw ma lii nga toog kum neex nga gëm kum neex doo gëm comme ni ko yàlla waxee rek ci alxuraan fa man shaa fal yu'min wa man shaa fal yakfur su la neexee nga gëm mais bu la neexee nga weddi mais soo weddee nag da ngay màndu nga toog sa benn roq su fekkee da nga nekkoon jullit nga dem ba mu yàgg nga sentir ne man bëggatuma nekk jullit wala da nga nekkoon chrétien nga dem ba mu yàgg sentir ne bëggatuma nekk chrétien mais toogal bul pratiquer ci nekkal sa athée wala nga nekk sa kimit voilà jàpp sa njàmbur quoi nit da ngay màndu affaire bi noonu la nga respecté nag ñi nga xamante ni ñoom dañoo gëm nga respecté seen croyance parce que nit da ngay respecté doomi aadama respecté doomi aadama mooy nga respecté croyance am respecté gëm-gëmam parce que nit dafa am droit gëm xam nga nit ki nga xam ne dafa am droit ne man jullit laa mais kooku yow waroo di génn di ko attaqué nit ki nga xamante ni dafa am droit ne chrétien laa lan moo tax nga génn di ko attaqué tam am droit moom choisir yoon bu ko neex mu topp ci yoon boobu yow nga am sa droit choisir sa yoonu bopp ba pare ñooñu waxuñ la dara yow nga ëlbatiku di saaga ñooñu te yow ci ñooñu nga jógee ko mais loolu dafa doy waar lu jara seetaat la maa ngi gis ci internet bi am ñu wax ne am na ay sëtu Cheikh Omar Fouti yu nekk Sénégal doomi xalifa bi doomi Thierno Bachir ak keneen koo xam ne ci famille bi la bokk Oumou Tall foog naa ñu ne dañ ko porter plainte suñ koy porter plainte nag au niveau du Sénégal dañ koy porter plainte mais nag bu dee ay fekkee France la nekk wala fu mu mënti nekk ci Europe jarul ñuy sonal seen bopp parce que su boobaa liberté d'expression lañ koy tuddee fii gars yi dañuy saaga yonent bi sax ñu ne liberté d'expression la voilà donc buñ koy porter plainte daal na nekk au niveau du Sénégal mais pas au niveau de l'Europe parce que fii moom bu ñëwee dañ naan liberté d'expression la xam ngeen nu mu demee nit ñaa ngi fi nekk di wax lu leen neex di saaga ku leen neex di attaquer croyance jàmbur yi mais à chaque fois rek dañ naan bon voilà c'est la liberté d'expression quoi ku nekk am nga droit wax nit lu la neex quoi donc kon réalité yi ak Sénégal du benn parce que bu dee Sénégal la mën nañ ko àtte trouble à l'ordre public voilà donc yooyu yëpp mën na nekk parce que société sénégalaise bi ni mu bindoo ak yeneen sociétés yi du benn donc ñoom ñu ci bëri seen argument mooy religion importée dama bëgg su ñuy waxati religion importée ñoom ñu wax ñu lan mooy religion importée lan mooy religion importée mais gis nga religion yi am yëpp ñi nga xamante ni ñoom ñoo yonent yi ñu ko wàccee ci ñoom ñëpp amul kenn koo xamante ni fekk nga sa waajur yi gëm yàlla wala gëm leneen lu dut ay xërëm lañ doon jaamu yonent yàlla Ibrahim waajuram xërëm la doon jaamu Nuux bi ñu ko yónnee muy oote gars yi se ay xërëm lañ doon jaamu gëmuñ ko woon di ko takkine à chaque fois yonent yu ñu yónni yëpp ñoom ñëpp dañ leen a yónni parce que fi ñu bokkoon ñooñu dañoo réeroon nekk fii dalaalil mubiin réer goo xamante ni réer gu biir la loolu moo tax nag yàlla wàccee fa ay yonent pour mu soppi askan boobu noonu dugal leen ci li nga xamante ni moom mooy gëm yàlla wan leen na leen gëm yàlla rek moom moo wóor waaye jaamu xërëm baaxul nit waroo jaamu ay xërëm maanaam nga jël ay bant yett ko wala jël ay xeer yett ko di ko jaamu léegi nag bu ñu naree toog nañu léegi ñun berbère yi ak yeneen xeet ñoom ñoo ñëw imposer ñu diine l'islam am ñeneen ñoo xam ne tamit dañoo jógee ko feneen ñëw imposer ñu diine christianisme mais loolu c'est faux loolu du dëgg parce que gars yi lu ñu nekkoon di jaamu ay xërëm la
ñu wan leen carrément ne leen yàlla ci boppam moom rek moo yeyoo ñu koy jaamu waaye mënoo jël ay objet teg leen ba pare di leen jaamu léegi nag ñi nga xamante ni ñoom gëmoon nañ loolu mais ñoom dañoo mujj suivre ñoom Cheikh Omar Fouti suivre ñoom Thierno Souleymane Baal ci yoon boobu noonu suivre ñi nga xamante ni ñoom ñooy ay Maba Jaxu Ba mi nga xam ne jaraloon na ko sax moom mu xare sëñ Touba ñëw def la même chose nit ñi suivre ko Alaaji Malick maam Alaaji Abdoulaye Niass ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen maam Limaamu Laay ak ñeneen tax tey Sénégal diine l'islam moo fa ëpp doole léegi nag yenn yi xam nga lan moo koy waral complexe parce que da ngay jógee ko ci benn dëkk muy Sénégal di dëkk bu baax am aada yu rafet avant diine di fa dugg am diine nga judd fekk sa papa nekk jullit sa yaay nekk jullit wala sa papa nekk chrétien sa yaay nekk chrétien léegi nag yow nga tukki ñëw ci réewu tubaab bi gis ne tubaab bi ñu ci ëpp léegi ñoom gëmatuñ diine bu njëkk ba ay chrétien la ñu woon seen église yi dañ ko bàyyi di ko symboliser noonu rek xam nga pour touristes yi bu ñu ñëwee di visiter ñu naan église bi depuis 300 ans mu ngi fi wala depuis 400 ans mu ngi fi léegi nag yow nga ñëw tubaab bi nekk ay athée ñu ci ëpp nga ne yow da nga leen di toppandoor parce que da ngay fréquenter tubaab bi soo ñëwee ñu naan la non ay affaires religion yooyu ay affaires yi caaxaan la quoi du dara voilà nit daal kenn warul la xañ sa liberté kenn warul la interdire pour nga def li nga bëgg a def lépp loo bëgg a def da nga ko war a def da nga war a am droit def lu la neex xam nga boo bëggee nekk góor jigéen soo bëggee naan sàngara soo bëggee nekk lesbienne voilà lépp luy diine di interdire nit rek ñoom ñu ci ëpp ñi nga xamante ni ay athée lañ xam nga ak ñi ñuy wax kimit ñooñu dañuy bëgg a jël loolu ne loolu ay caaxaan la sànni fële léegi nag nga nangu naw nekk nit koo xamante ni yow dañu lay influencer yow doo jël sa propre initiative pour ñëw wane ne man maa nekkoon jullit mais nekkatuma jullit léegi wala maa nekkoon chrétien mais nekkatuma chrétien léegi mais da ngay ñëw ci tubaab bi am seen complexe di leen fréquenter am seen complexe di leen fréquenter ba yow nga nangu ñu lay soppi di la jëlee ci li nga nekkoon ci li ñu lay yaree yar la ci aada bu rafet yar la ci diine nga ñëw ne da ngay soppeeku même loolu boo ko defee mais toogal sa néeg nga màndu mais lan moo tax ngay génn xam nga devant tous les Sénégalais di insulter ay marabout di saaga toute une communauté voilà muy alpulaar yi mais jaru ko pour man nit da ngay am yar am teggin am kersa xale dafay am kersa su bëggee gudd fan loolu lay Sénégalais di wax jógee nga Sénégal ñëw nga France wala dem nga Italie wala dem nga Espagne wala foo mënti nekk ci Europe Allemagne wala feneen wala nga dem États-Unis mais nangu nga yow ñu soppi la nangu nga ñu soppi la mais jeex na demal ak yow sa li nga gëm nga bàyyi ñeneen ñi ñu gëm luñ gëm mais seen argument yi moo dul argument ay diine importé lan mooy diine importé yonent bi mu ñëwee Màkka ñu yónni ko mu indi diine l'islam bi mu ñëwee dafa fekk ay maamam ak ay papaam ak ay mbokkam yëpp di jaamu ay xërëm mu wan leen ne leen lii affaire yi caaxaan la yonent yàlla Ibrahim même chose bi mu ñëwee papaam ci boppam papaam da doon jaamu ay xërëm mais lan la ko wax yaa abati la taabudu sheytaan inna sheytaana kaana lirrahmani asiyan yaa abati inni aqaafu an yamasaka azabun min arrahman fa takunu li sheytaani waliyan muy wan papaam ne ko carrément yow seytaane ngay jaamu bul jaamu seytaane baaxul ba papaam sax daf ko mujj jël ay xeer di ko sànni ne ko soo arrêté wul li nga may wax yow Ibrahim dinaa la xaañ ay xeer xaala araqibu anta an alihati ya Ibrahim la in lam tantahi la arjumannaka wahjurni maliyan après bi mu ko waxee loolu ne ko soo arrêté wul li nga may wax yow sama doom Ibrahim dinaa jël ay xeer sànni la ko parce que mënoo ñëw fekk may jaamu sama xërëm yow xale bu ndaw nga naan ma bàyyil xërëm yi seytaane laak damay bañ yàlla mbugal la yonent yàlla Ibrahim bi ko papaam waxee loolu xam nga lan la ko wax daf na ko xaala salaamun aleyk asalaamaaleykum gàddaay génn ci dëkk ba Irak la woon Irak la juddoo moom mais dafa gàddaay ànd ak jabaram ànd ak yonent yàlla Luut mi nga xamante ni doomi magam la comme ñoom yàlla lañ gëm te ñële ay xërëm lañ gëm ñu gàddaay génn dëkk ba abal leen dëkk ba dem Égypte bi ñu jógee Égypte dem Palestine
mu mujj installé foofu noonu ba mujj jur Ismaïl Ishaq ñooñu nag Ishaq jur Yanqub jur Yusufa ñiy jurante ba jur waa bani Israël yëpp ba nga xamante ni Moussa sax après ci la bokk ak prophète yi nekkoon foofu noonu yëpp te ñoom ñëpp kenn ku ci nekk ñu ci ëpp ci yonent yi rawatina ulul azmi yi ñoom dañoo ñëw fekk seen ay mbokk seen ay waajur seen ay xarit di jaamu ay xërëm kon xanaa kon ñoom diine boobu noonu diine importé la mais ñun suñ maam yi fële Sénégal ay ceddo la ñoon dañ leen a fekk ñuy jaamu ay xërëm am ñoo xamante ni yeewu nañ ñëw ne leen affaire yi xërëm yi affaire yi caaxaan la bàyyi leen ko yàlla kenn rek la subhanahu wa taala kooku moom moo jar a sukkal moo jar a raamal moo jar a jaamu léegi ñooñu loolu doy leen am ñeneen ñu taxaw nekk ay buur ay ceddo ne yéen du ngeen fi ootee loolu ñun suñ sàngara yi ñuy naan ak suñ xërëm yi ñu nekk nii li mooy dëgg mais ñu def comme lu yonent bi defoon ñu jaamaarloo xeex ba yàlla may leen ci ndam ñu samp li nga xamante ni moom mooy diine ji foofu noonu léegi ngeen bëgg a ñëw di ñuy wax daan diine importé su fekkee nag da ngeen a amul argument da ngeen dem uuti argument mais diine importé loolu amul wax naa leen sànq ne leen yonent yu bari bi ñu ñëwee dañoo fekk seen mbokk yi di jaamu ay xërëm ñu fexe ba génnee leen ci loolu noonu dugal leen ci leer ci lëndëm lañ nekkoon ñu génne leen ci lëndëm dugal leen ci leer voilà mais nag comme li ma waxoon ci début bi rek ku mu neex nga gëm ku mu neex nga weddi waaye nag su fekkee da ngaa weddi ah mais amal sa màndute nga toog sa néeg jàpp sa njàmbur bu la neexee bul julli bul pratiquer ci nga assumer sa responsabilité boobu nga ne man kat wax dëgg yàlla maa nekkoon diine ci diine l'islam lañ ma ngénte nodd ci nopp bële li xam ci nopp bële léegi nag man nekkatuma jullit nga assumer sa ay responsabilité su fekkee chrétien nga woon même chose nga assumer sa ay responsabilité ne man nekkatuma chrétien mais nag dem bay tooñ te tooñ baaxul parce que tooñ mënta weesu yow nga nekkoon ci dara ba nekkatoo ci am ñoo xamante ni ñoom ñu ngi ci des loolu lañ gëm respecté loo nga war a respecter seen croyance mais nga ëlbatiku di attaquer ñoom seen croyance ba pare di leen saaga ay ndey di ci boole benn communauté muy communauté pël mais loolu tooñ la te tooñ baaxul nit ak diine boo manti bokk ah foo manti far loo manti gëm waroo tooñ baaxul te complexe tamit baaxul te dinañ wax ak yéen tontu leen parce que il faut ñu tontu leen parce que ñun dañoo am ay doom am ay jarbaat donc te xale influencé ko dafa yomb su ngeen naree occuper réseaux sociaux yi di gëmloo nit ñi yu amul naan ay diine importé dañoo ñëw imposer ñu diine te suñu maam yi amoon nañ diine suñu maam yi amuñu woon diine loolu c'est faux c'est archi faux jaamu ay xërëm loolu du diine jaamu ay xërëm fu mu nekkee diine loolu ay caaxaan la mais réew yi nga xamante ni fa la yonent yi wàcc tey boo demee tey Makkatul Mukarrama mais est-ce que di nga fi gisati kuy jaamu ay xërëm parce que bi ñu yónnee prophète Mohammed bi mu ñëwee daj na lu nekk pour gars yi gëm ne yàlla rek mooy kenn moom moo yeyoo ñu koy jaamu mais ñoom dem nañ ba finalement fekk si nañ ko xam ne lii mooy dëgg ñu topp ko si ba réew ma tey ak li ko wër ak réewu arab yu ëpp majorité bi ay jullit la ñuy nekk. yonent yàlla Moussa bi mu nekkee Égypte nekk kër Firawna yaroo fa màggee fa bi mu demee ba rey nit daw ñu persécuté ko mu daw dem ci yonent yàlla Shuayb Madiyana Shuayb téye ko foofu noonu 10 ans di ko sàmmloo ba pare may ko doomam mu souffrir pendant 10 ans ci xale boo xamante ni dangaa nekkoon kër buur di lekk yàpp di naan meew ñu lay nabbee nga nekk fils adoptif bu Asiya soxna Firawna bi nekk fils adoptif bu Firawna parce que da nga rey nit ñu persécuter la bëgg la rey te légitime défense la defoon parce que dafa am ku bëggoon a ku doon néewal doole benn mbokkam bon am na ñu wax ne Moussa Samiri la quoi
mu ñëw intervenir dóor waa ji parce que dafa amoon doole waa ji dee léegi nag gars yi persécuté ko mu daw mais bu mu demee ba ñëw ba yàlla wax ko ne ko izhab ila firawna innahu taxa ba mu proposé yàlla ne ko pour mu ànd ak frère am Haaruna pour mu waxal ko parce que moom dafa dotamoon mais yàlla bi mu accepté loolu dafa ñëw na leen izhaba ila firawna innahu taxa fa qulaa lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yaxsha yàlla accepté na ko léegi àndal ak sa frère Haaruna ngeen dem ci firawna parce que dafa bew dafa yëg boppam bay oote sax ne moom yàlla la mais nag attention su ngeen demee na ngeen wax ak moom ci yar ak teggin fa qulaa lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yaxsha ndax mu waaru wala mu tiit fekk Moussa yàlla jox na ko bagage yëpp yu mu war a dem ak mission bi quoi mission bi mat na léegi day dem rek voilà affaire bi day sotti léegi bi mu demee ba renverser pouvoiru Firawna bi am na benn moment boo xamante ni dafa bàyyi woon waa bani Israël foofu noonu bàyyi leen ak Haaruna bàyyi leen ak Moussa Samiri influencé leen ba ñuy jaamu ay xërëm jël benn suuf boo xamante ni daf ko jëlee woon ci Jibril bu mu daan ñëw di ko nàmpal ak baaraamam bi fas bi fu mu doon dëgg noonu ñax daf fa daan am léegi suuf soosu la gardé woon di ci def ay affaire am di ko soppi ay nag ak yooyu noonu bay jaamuloo gars yi xërëm à son insu fekk Moussa nekk fa mais Moussa bi mu ñëwee Haaruna la poñe bi mu ko poñee lan la ko wax xaala yaa Haaruna maa manaaka iz ra'aytahum dallu naka nga mën a bàyyee gars yi yow Haaruna ñu ñëw di nekk ci réer gii nii mais daf ko poñe magam grand frère am parce que moom dafa am benn mission boo xam ne mu ngi koy dox am benn waay bu ñuy wax Moussa Samiri ñëw nar a yàq loolu noonu li mu tabaxoon yëpp mu nar ko toj mu jaral ko mu poñe koo xamante ni magam la jàpp ci sikkim bi jàpp ci bopp bi mais fan la mujjee ak gars yi mais mission yam boobu noonu mission accomplir la da ko mujj accomplir kon bàyyi leen di wax naan diine ji diine importé la Sénégal loolu amut ay diine importé mais diine ji dafa nekk diine bu baax lu baax kañ nga dem importé ko moo gën lu baax dañ koy importé soo ko mënee importé moo gën mais Sénégal yu bëri ñun dañ koy importé moo xam lu ñuy lekk ak lu ñuy naan ak lu ñuy sol ak yeneen parce que qualité la moo tax mais suñu amoon tey ñoo xamante ni mën nañ ko defar ñu bañ ko importer duñ ko importer dañuy toog au niveau du Sénégal di ko produire foofu gars yi di ko utiliser foofu noonu rawatina nag ñoo xamante ni seen maam yi ay ceddo la ñu woon ñu indil leen diine bi nga xam ne mooy diine bi gën ci diine yi ne leen diine jaa ngi nii yàlla moo jar a jaamu gars yi jàpp ci liggéey ba affaire bi taxaw ñu yar leen ci yar ci seen ay baay yar ci seen ay ndey ngeen génn ñëw Europe wala dem Amérique wala feneen ñu influencer leen ngeen yore internet bi di tànqal nit ñi di saaga nit ñi ay ndey mais gëm leen li ngeen gëm te bàyyi nit ñi ñu gëm luñ gëm loolu mooy dëgg. La répétition est pédagogique diine importé boobu ngeen di wax dama leen ut beneen argument dama ne leen yonent yi ma leen tuddal yu ci bëri dañoo ñëw fekk seen mbokk yi di jaamu xërëm ñu fexe ba génnee leen ci loolu kon diine importé boobu ngeen di wax amul appel bu ma leen di lancer mooy heure bu ngeen génnee wax ñun dinañ génn wax tontu leen teg ko ci xam-xam nag duñ fi nekk nii rek di génn di wax nii ci neen mais ci ay xam-xam bu wóor lañ koy teg parce que yéen da ngeen a réer su fekkee da ngeen a sànku nag seen sànku leen seen sànku quoi te bàyyi nit ñi ñoom ñu nekk ci luñ gëm bàyyi leen nit ñi ñu nekk ci luñ gëm ba xam yéen fan ngeen di mujjee ndax yéen a nekk ci dëgg wala ñun ñoo nekk ci dëgg man tey lépp lu may def damay bëgg ma jël sama propre responsabilité pour defal ko sama bopp mais pas
ay nasaraan di ma influencer te nasaraan yi ñoom ñun duñ leen influencer mukk nasaraan yi ñun duñ leen influencer amul benn tubaab buy bëgg a copier culture sénégalaise wala su amee bëriwul amul benn tubaab boo xam ne da ngay ñëw fekk ko ci gëm-gëmam na da nga ko ciy génnee par force wala nga ñëw dugal ko par force ci yow li nga gëm comme nag yéen da ngeen a génn tukki ñëw ñu defal leen lavage cerveau ngeen nangu ko am complexe di fréquenter tubaab bi ñu leen di wax naan leen affaire yi diine affaire yi caaxaan la nit da ngaa war a libre xam nga am sa liberté loo bëgg a def nga def ko mais soo melee noonu da ngay mel ni xayawaan yi rek maanaam kii comme mbaam yeeg xar yeeg nag yi noonu rek ngay mel noonu rek ngay mujj mel man tey lépp lu may def man maay jël sama propre responsabilité ak sama propre initiative def ko su fekkee chrétien laa woon ma toog ba mu yàgg ne sentiratuma ko kimit laa bëgg a nekk damay jël sama propre responsabilité dem nekk ji kimit su fekkee ne timit musulman laa woon man nangu ñu influencer ma jël sama propre responsabilité du ma nangu kenn influencer ma kon autant pour moi damay jël sama propre responsabilité génn ci même tox cigarette rek laa la wax tey tox man du ma tox du ma naan mais su ma demoon bay tox du damay dem fréquenter ji ay nit yoo xam ne dañuy tox ma gis leen ñuy tox pour man ma mën a tox su ma demoon bay naan tamit du ma dem gis ay nit yoo xam ne parce que maa ngi ànd ak ñoom dañuy naan rek ma am complexe naan damay toog ba mu neex ma dem jënd sama paquet de cigarette ñëw toxal sama bopp mu nekk sama désiru bopp sama initiative bopp sangara même chose nit da ngay gëm sa bopp quoi nit boo gëmul sa bopp doo nekk dara mais complexe baaxul bàyyi leen complexe gis nga réew yi nga xamante ni dañoo avancé développé yëpp ci seen culture seen ay coutume seen gëm-gëm croyance ci lañ avancé leew seen bopp mais sénégalais ñu ci bëri ay complexe lañ te bu ñu génnee rek pour nga soppi leen dafay yomb bàyyi leen loolu baaxul nit il faut nga am loo gëm ba pare li nga gëm nga jàpp na loolu mooy dëgg bul nangu kenn génne la ci bu njëkk ba mag ñi lii moo tax daawuñ bëgg seen doom yi di tukki mag njëkk ña boo daan tukki dañuy bañ parce que dañ naan boo demee da ngay sànku da ngay réer parce que dañ na tukki dafa am influence bu garaaw bu ci nekk am na ñoo xam ne tukki moo yàq seen àdduna am na ñoo xam ne tukki moo yàq seen àdduna am na ñu nekk ci àll bi 30 ans seen ay mbokk di leen wër amuñ seen benn coordonnée mënuñ leen a jot fenn te ñu ngi ci jàmm ñu ngi dund ñu ngi fii ci Europe bi am na ñu nekk France am ñu nekk Italie am ñu nekk Espagne réer perdu de vue laa la wax kenn mënatu leen teg bët kenn mënatu leen a gis da ngay gis ay annonces yi gars yi di def ci Facebook bi naan kii sama papa la wala sama mag la wala sama nijaay la amatuñ benn nouvelle am depuis 1982 ñi naan ay 79 am na ñoo xam ne dee nañ ci àll bi ñu suul leen ci armeeru tubaab bi loolu lan moo ko waral mooy sànku ñàkk gëm sa bopp ñàkk gëm sa cosaan nit da ngay gëm fi nga bokk gëm sa cosaan man amut kenn ku ma mën a influencer man Sénégal rek laa gëm sama aada ak sama cosaan kenn mënuma cee dindi fu ma mënti nekk ci àdduna bi Sénégal moo ma gënal tukki nag mënta ñàkk des fois su ko yàlla dogalee ci yow mais da ngaa war a gëm sa bopp fonk sa bopp fonk sa cosaan fonk sa diine liñ la yar nga koy incarner di ko tiitaroo di ko ndamoo mais waroon nangu kenn ku lay soppi am na ñoo xam ne dañuy nekk ci Europe bi dem ba mujj nekk psychopathe nga xam ne bu ñu gisee nit sax mën nañ laa rey tëju ci appartement yi ba dof di toppandoor ay tubaab di tubaablu di bañ a fréquenter seen mbokk sénégalais yi di leen daw ku leen oo téléphone duñu la jël suñu waxee ñu naan non sénégalais yi baaxuñ quoi da ngay gis koo xam ne sax day taxaw naan non man du ma fréquenter sénégalais ah moi je fréquente pas les sénégalais ils sont mauvais. Comment un sénégalais peut dire ça taxaw naan sénégalais yi dañoo mauvais yow boole nga ci sa yaay boole nga ci sa baay boole nga ci seen waa kër yëpp boole ci sa bopp nit da ngay fonk sa bopp fonk sa mbokk nit amoo lu dul sa bopp amoo lu dul sa mbokk
sénégalais ñu ngi fii bëri Europe ba bëgg a dee am na si ñoo xamante ni dañuy daw seen xarit yi wala nga jógee ko Sénégal nekkoon ak benn nit ngeen seq jàmm nekk de vrais amis fu nekk ngeen jaar fa mais da ngay ñëw Europe fekk si ko mu jàmb la wala ngeen dajee fi mu jàmb la parce que ñoom lu ñuy dund mooy léegi nii la ñuy dund ils vivent au jour le jour dañoo jàpp ne àdduna bi fii la yem te nit ku nekk war nga di xalaat dee nit ku nekk war nga di xalaat dee c'est très important gis nga boo nekkee fii foog na yow yaa gën ñëpp da ngay nax sa bopp tu te trompes fii kenn gënul kenn man ki ma gën man mooy ki ma gën a ragal yàlla comme ni ko yàlla waxee inna akramakum inda allahi atqaakum ki gën ci yéen mooy ki nga xamante ni moo gën a ragal yàlla loolu c'est très important da leen ci bàyyi xel mais jël àdduna bi jàpp ne àdduna bi fii la yem ñëw Europe foog ne c'est le centre du monde xam nga foog ne yow tu es au paradis jeex na Europe mooy lan dëkk la comme Gandiaye ak Guinguinéo man de France ak Guinguinéo laa yemale man sama yoon ci ay France ak ay Belgique ak man damaa gisut sax lu extraordinaire ci Europe ak ay Amérique des fois nit nag yàlla mën na la indi fenn doo ci mën dara voilà yàlla dalay indi fenn lu mu bind sa jë mënoo ci dara fu mu wax na di nga fa jaar mais fu ñu teg ay Europe teg fa ay Amérique dafa àggul gis nga nit fépp foo nekk am fa jàmm rek voilà baax na quoi foo manti dëkk ci àdduna bi yow amal jàmm rek xam nga ay luxe yi nii yooyu ay caaxaan la parce que gis nga dee buy ñëw du tàggoo day jékki-jékki rek ñëw te ñun dañ koy daw te chaque jour mu ngi dajeeg ñun yàlla wax nañu ko ci alquran xul innal mawta allazi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum mu ne dee bi nga xamante ni yéen a ngi koy daw di ko moytu chaque jour yéen a ngi dajeeg moom mën ngaa tëdd sa néeg mu fekk la fa mën nga tëdd sa lal mu fekk la fa mën nga dugg ci oto accidenté mën nga dugg avion bi crash nga dee moo tax il faut ñuy xalaat dee tey rafetal suñu diggante rawatina ñunu neen ay mbokk dañuy bëggante fonkante mais sénégalais yi bëggante wuñ bëgg nañ xeebante bëgg nañ gaaw a soppeeku te li ma leen di wax nii réalité la ci Europe am na ñoo xamante ni tey seen xarit ñi nga xam ne dañoo jàppoon na seen xarit lañ bi ñu ñëwee Europe la xaritoo gi yàqu xam nga leen moo koy yàq mooy bew ak yëg sa bopp jàpp ne yow yaa gën nit ñi jàpp ne comme tu es en Europe wala tu es aux États-Unis jeex na quoi voilà jeex na amatoo ci kenn soxla nit mënatu la defal dara voilà fii daal mooy àdduna bi quoi c'est le sommet quoi mooy àjjana kon c'est le sommet jeex na quoi mais kóllëre dafa baax nit da ngay am kóllëre nit booy ànd ak nit da ngay ànd ak moom te yàlla tax wa taawanu ala al birri wa taqwa wala taawanu ala al ismi wal udwan c'est très important ñun yàlla rek la ñuy dunduñ leneen lu dul yàlla te xam nañ ne minha xalaqnaakum wa fiha nu'idukum wa minha nuxrijukum taaratan uxra ci suuf lañ jógee te fa la ñuy dellu lu mu yàgg-yàgg dañ ñuy takk bañ dëgër jël perkaal bi nga xamante nii da nga koy ruso sax sol parce que tissu bu amul valeur la moom la ñuy jël yeew la dugal la ci pax bi nga xamante ni suuf la suuf soos noonu bu la laalee da ngay faxasu wala nga dem sangu ji si lañ lay dugal jël peel yi dóor après sax yi ñëw lekk la am na ay président yu dee ay buur yi dee yonent yi dee nañ sëriñ yi dee fii kenn gënu fi kenn nit da ngay oyof soo jógee koo sa réew dem tukki waneel ne tey laa gën a fonk sama réew waneel ne tey laa gën a fonk sama cosaan waneel ne tey laa gën a fonk sama diine liñ ma yar tàggat ma ci loolu mooy dëgg loolu moo baax te wax dëgg yàlla Sénégal man gisuma fu ko gën gisuma ku ko gën culture gisuma ku ko gën diine voilà yow nag nga jógee ko ci dëkk bu baax ñu yar la yar bu baax nga am cosaan am diine ñëw ci dëkk tubaab yi nga xamante ni amuñ culture amuñ diine nga nangu ñu lay influencer ba ngay exagérer di toog
ci réseaux sociaux yi naan da ngay saaga ay sëriñ di leen tudd di leen saaga ñu nekk ay kilifa yu tedd Cheikh Omar Foutiyou Tall ak ki nga xam ne moom mooy Thierno Souleymane Baal ñooñu ku leen dellowut njukkal waroo leen a wax dara lu ñaaw waxuma laak nag nga toog devant l'écran nëbbatuwoo xale bu ndaw di dagg ay saaga ndey di saaga loolu ñaaw na te xam naa ne sax ay mbokk buñ ko gisee dinañ rus dinañ am lu leen naqari am na nag ñoo xam ne tukki da leen di defar mais am na ñoo xam ne tukki da leen di yàq da leen di lakk parce que dañuy ñëw fii gis influence bi gis système bi nu mu bindoo rek jàpp na jeex na soppeeku carrément jàpp ne bon yow da ngay jàpp ne tu te crois tout permis lu la neex nga def parce que dañ naan c'est un pays de droit c'est un pays de liberté c'est un pays d'égalité nit foo manti dem ci àdduna bi bul fàtte fi nga jógee parce que ànd boo wàccee sa ànd boo toog mu toj ànd boo toog mu toj nit amoo dara lu dul sa bopp amoo dara lu dul sa réew amoo dara lu dul sa diine amoo dara lu dul sa croyance sa gëm-gëm dara warul la jaral ngay soppeeku moo tax wax naa leen ko sànq mën na leen ñu bëri dañuy ragal ba tey am na ñoo xamante ni dañuy ragal seen doom tukki parce que bu ñu tukkee rek sànku nañ tey jii boo demee ci monde arabe bi tey am na ñoo xam ne ñu ngi jógee koo Sénégal bokk ci ay turuux ci tarixa yi ñu yóbbu leen ñu dem jàngi mais dañoo dem ñu influencer leen dugal leen ci ay wahhabisme ñu ñëw Sénégal di attaquer sëriñ yi di leen saaga naan nekkuñ ci dara ay bidaa la dañuy bokkaale loolu lan moo ko waral est-ce que bu ñu tukki wutoon dem ci réewu naar yi dinañ leen influencer noonu parce que dañoo complexe moo tax dañoo complexe boo demee Iran ay jullit lañ ay chia lañ mooy chiite mais kenn mënta fexe ba duñ seen chiite boobu noonu nga jëlee leen ci waa Saoudia yi même chose wahhabi di nekk foofu noonu kenn mënu leen a influencer ba jëlee leen ci waaw yow nag yaa ngi jógee koo Sénégal bokk ci diine l'islam bokk ci ay tarixa moo xam tarixa tijaan wala murid wala xaadar sa baay ci lañ nekkoon sa maam yi ci lañ nekkoon yar la ci léegi nag ñu yóbbu la nga dem jàng ji rek nangu naari influencer la defal la lavage cerveau na la affaire yu tarixa yooyu noonu ay caaxaan la ay bidaa la léegi lan moo tax ñoom lu ñu nekk waxoon ne ay bidaa la nit ki da ngay gëm sa bopp am na si sax ñoo xamante ni dañuy wax naan alxuraan bi du waxu yàlla quoi maanaam ay nit rek ñoo dajee voilà bind ko xam nga